kontaan macha allah parce que emploi des jeunes dafa nekk lu baax ci réew nit ku nekk nga nekk sa réew war nga war a mën a xool la mooy jëmale sa réew kanam lancement bi ñu ko defee dama cee kontaan trop nekk na lu rafet loo xamante ne dafa baax quoi dafa baax waaw mais lu ma ci gën a neex mooy lan UCG quoi kii bi pour Sénégal zéro déchet je m'engage. mais appel la rek pour ñu xam ne li ñu doon wax dëgg la mais kenn du toog ci këram bi xaar ñu andi ko donc maa ngi lancé appel xale yi jóg leen ngeen inscrire pour li nga xam ne dig nañ leen ko ngeen teg ci seen bët parce que commencé na tey. mais programme bii nga xam ni moom la président teg ci wàllu rek ñun 12000 employés bu ñu ko xaymawee budget bi mu nar a nécessité ci benn at toll na ci 17 milliards donc loolu am na solo ndax liggéey bi yemul rek ci salaire bi ñu leen di fay tenue yi ngeen di sol équipement yi ngeen di utiliser loolu yëpp état bi aussi daf koy financer moo tax nga ngeen war a gën a góorgóorlu gën a téye liggéey bi ndax ëllëg si biir di ngeen ci am ay promotion jamono bi ñu nekk nii am na ñu ci bëri ñu ci nekk ñoo xam ne dem nañ université mais xam nañ ni buñ ci góorgóorlu wee mën nañu am ay promotion interne beneen bi mooy anam yi nga xam ni moom lañ leen tànnee ngeen jàpp ni yéen tey jii da ngeen meloon ñi ñu nekk examen rek daal di admis ndax ñi nga xamee ni lancé nañu plateforme yi dañu am 40 000 lu topp 40 000 personnes yoo xam ne dugal nañ seen dossier lii njëkk a def nag mooy setal fichier bi maanaam dossier yi nga xam ni matul woon wala ñi nga xam ne dañu inscrire ci plusieurs dossiers ñu segg ko ngir génne loolu bi ñu ko génnee mu des toll ci 27000 demandes yoo xam ni baax na ci Sénégal wërngal képp bi ñu ci jëlee loolu ñu génne li nga xam ni mooy région de Dakar mu nekk 13000 demandes ci biir 13000 yooyu nag ñu jot ci ndigal kilifa yi pour seet yan critères la ñu mën a utiliser pour choisir leen ñu seet niveau d'étude nga xam ne dañuy li ñu gënal mooy jël ki nga xam ne xëy na amul certificat d'étude amul possibilité moo gën a adapté ci programme bi que jël ki nga xam ne dafa am maîtrise wala doctorat ñu xool âge yi aussi dinañ jël ñi nga xam ne ñoo gën a ndaw mais ñi nga xam ne jege nañ 40 ans aussi duñu leen beddi bi ñu xoolee critères yooyu yëpp aussi ñu méngale ko ak li nga xam ni moom le président waxoon maanaam commune d'arrondissement bu nekk da nga am benn quota en fonction de nit yi nga xam ne fa la ñu dëkk donc bi ñu boolee données yooyu yëpp ñu seetaat ñu génneel ñu à peu près 857 candidats Dakar yoo xam ni remplir nañu critères yooyu ñu jël ko nag daal di seet extrémité yi ñi gën a mag jaxase ko ñi gën a ndaw ngir ñu mën a am benn fichier bu cohérent ba pare ñu diviser ko ci 19 communes d'arrondissement Dakar yëpp moo tax yéen ñi fi toog nii dafa c'est une représentation de l'ensemble des 19 communes d'arrondissement bi muy terminé mooy vraiment di leen sant xale yi ngeen gën a góorgóorlu gën a jàpp ndax il n'y a pas de sot métier te gis nañ ni liggéey bi boo leen ci jàppee rek incha allah dina gën a dem kanam te nekk na lu am impact aussi ci Sénégal ndax nit boo demee ci dëkk li ngay njëkk a xool mooy ndax dëkk bi set na am na organisation loolu bu amul doo nangu investir sa xaalis foofu asalaamaaleykum wa rahmatullah. recruter 65000 jeunes juróom benn fukki junni ak juróomi junni ndaw d'un seul trait masula li ci des nag mooy ndaw ñi dem ci pôle emploi yi ci plateforme yi bindu pour mën a bokk comme yéen ni ngeen ci bokkee tey ci programme bi. programme d'urgence bi nag am na yeneen pàcc li pàcc bu ndaw la rek ci biir yeneen pàcc yi may yëkkati léegi ñaar rek benn mooy recrutement massif bi nga xam ni moom lañ tàmbali tey fii ci Dakar te bu subaa bu soobee yàlla dinañ dem ci yeneen région pour jàlle ci wàllu financement mais aussi am na ci convention état employeur boo xam ne ni président daf ko jëlee ci benn milliard yóbbu ko ci fukki milliards ak juróom mu war a tax ñu am ñaar fukki junni xale yoo xam ne nañu am xëy comme yéen ni ngeen amee xëy mais wax enfin ci beneen axe boo xam ne am na solo ci programme bi mooy wàllu formation entrepreneuriale président décidé ci biir programme bi que ñaar fukki junni ndaw ci biir département yi ci Sénégal yépp dinañ leen tàggat gunge leen ci wàllu entrepreneuriat mais gunge leen aussi ci wàllu financement ba nga xam ne dañ mën a taxawal seen yëf yi bopp donc loolu pour wane rek tey ni ko maire waxee que weddi gis bokku ci parce que yéen ñi nekk fi tey bindu ngeen woo nañ leen recruter nañ am na ñoo xam ni signé nañ leen seen contrat donc machine bi démarré na pour instruction yi nga xam ni moom le président de la République joxe woon ñu matal ko. président de la République dafa wax mu bar donc amuñu droit traîner les pieds lu ñu war mooy accélérer parce que ndaw yi soxla nañ ko te lépp mi ngi fii pour que ñu dérouler programme bi président mettre na sur pied benn budget boo xamante ni pour programme bi la kon nag lépp a ngi fi pour ñu dérouler rapidement dañuy dérouler rapidement tey
ñi ngi recruter ëllëg dinañ financer ëllëg dinañ dem ak waa environnement ak yeneen structures yi nga xamante ni ñoo war a recruter ndaw ñi ñi ngi gërëm ñëpp encore une fois di souhaiter bonne chance candidats yi nga xam ne ñoom nañu sélectionné mais également di gërëm encore une fois son excellence monsieur le président Macky Sall ci générosité bi nga xamante ni moom lay dérouler programme am bi nga xam ne moom la déggee ndaw ñi maa ngi gërëm ñëpp di leen sant jërëjëf. xam nga utub liggéey jafe na balaa nga am liggéey da ngay lu nekk da nga ciy daj mais boo amee liggéey nag foofu la jafe-jafe yi ëppee parce que tey liggéey bi ci yéen la dépendre président dafa ne xale yooyu yëpp ñuy jël bu leen kenn sànni ci benn c'est-à-dire que du ngeen ñëw ñu liggéey loolee ñaari at après sànni leen bàyyi leen déedéet président dafa ne nañ leen defal ay contrat yu nga xam ni mais ci UCG dañ tenir compte ci particularité UCG mu nekk ñaari at ci ñaari at yooyu dañ leen di xayma bu dee du ngeen tappale parce que ku ci tappale danañ ko bàyyi bu dee du ngeen tappale bañ a wéeru ci kenn yaakaar ni man xam naa Ablaye Sow kon du ma liggéey loolu ku ko fa def saa na la dax waaye ku topp liggéey bi tey liggéey bi dañ la recruter définitivement ba sa retraite da ngay nekk ci biir UCG kon nag loolu volonté boobu président def yéen a ko war a jëmmal te ni ma jàpp ci mbir mi président rek la ñu ñaari mbir xale yi danañ xëy waaye beneen bi programme Sénégal zéro déchet te mu tënk ko ci programme zéro déchet muy Sénégal propre dana ngeen ñu ci mën a jàppale ba nga xam ni kenn ku nekk ci yéen day nekk ambassadeur de la propreté ci Ndakaaru ci 10 000 emplois nga xam ni UCG dañ ko jagleel 1438 mooy bu ñu ko xaymaa junni ak ñeenti téeméer ak fanweer ak juróom-ñett lañ jagleel département de Dakar mooy 19 communes d' arrondissement yi fi nekk commune d' arrondissement bu nekk am na lu ñu ko jagleel jagleel boobu nag du décision bu nga xam ne ministre bi moo ko jël ou bien coordonnateur UCG dañoo xool dëkk bu nekk population bi mu am ak li ñu jagleel département de Dakar ñu jox ko au prorata waaye liggéey boobu dañ koy contrôler tous les jours ma gërëm ci aussi les autorités administratives et territoriales mooy les préfets les sous-préfets nga xam ne ñoom itam ñoo ñu jàppale ba ñu surveiller liggéey bii ni ñu ko war a defee ngeen xam ne nag yéen ñii tey yéenay téeméer yi nga xam ne yéenay njëkk a signé Sénégal teg na leen bët Sénégal teg na leen bët mooy si seen réussite lay ñeneen di am emploi mais bu fekkee liñ fi def dara doxu ci président l'année prochaine du am courage continuer lu nga xam ne doxul ma leen di ñaanal yéen a ngi ci seen buntu àddina commencé liggéey ma leen di ñaanal yàlla defal sutura boobu law si seen njaboot ba seen liggéey am ci barke te liggéey li ci ñaan mooy mu am barke liggéey bu am barke du salaire li am solo mooy engagement ak détermination te yaakaar nañ ko ci yéen maa ngi leen di gërëm leen sant wa salaam